waaw asalaamaaleykum ñu ngi nuyu téléspectateurs yëpp di encourager aussi média bi di leen sant ci seen taxawaay ndax média dafa am solo ci réew ndax dafay dimbali nit ki lu mu xamul woon wala lu mu war a xam mu xam ko ba mën a jël la bonne décision par rapport ak information yi mu am. kon bu ngeen taxawee pour di fésal li nga xam moo nekk ci askan bi ak ci gox bi du ñu def du ñu sant leen di leen ñaanal yàlla jàppale leen ba li ngeen ci séntu yëpp ngeen am. allahu amin wax rek amin. Monsieur Ndeye Rew Abdoulaye Sylla laaj bu njëkk mooy ban rôle yoo xam ni en tant que chargé de la communication surtout ci communauté lébu te xam ne lébu moom c'est une communauté très puissante au Sénégal am na baat am na kàddu ban rôle vraiment ci tënk nga mun wax vraiment le rôle du chargé de communication au nom du président. li ma bëggoon njëkk a wax mooy d'abord présenter la organisation bi balaa may yëg ci man sama jëmm ji nga xam ne dañ may jox ndigal rek may wax ak di jàllale li nga xam ne kuréel gi ci boppam moom la bëgg mu jàll mooy que conseil des notables bu da di organisation boo xam ne bi organisation culturelle la et culturelle muy kuréel goo xam ne li ko tax a jóg mooy fexe wéyal aada ak cosaan ak lépp li nga xam ne mooy baatin bi fi maam bàyyi woon mu fexe sàmm ko ba njariñ bi mu amoon jeexital yi mu amoon ci askan bi mu continuer di ko am loolu yàlla def suñu maam yi bàyyi woon fi kayit goo xamante ne gi kayit la gu ñu mën a tuddee un document officiel buy wax ne conseil des notables léegi yàgg na am te muy kuréel goo xam ne dafa desoon dund ginnaaw bi nga xamante ne suñuy gëstu def nañ ko kayit googu la ñu yëkkatiwaat fexe ba li maam bàyyi woon ñu taxawal ko doxal ko méngale ko ak doxalinu jamono moo tax tey maam pénc la daan am ci gox-goxaat yi ñun ñu ne dañ koy def pénc mu gën a yaatu moo tax ñu ñëw ubbi fii siège di fi daje di fi xeltu di fi xalaat lépp loo xamante ni mën na jëmale askan bi ca kanam ci aar leen ci wàllu yokkute ci aada ak cosaan waaye aar leen ci baatin ba nga xamante ni jamono du leen mën a fëkk ba ñu dugg ci li nga xam ne mooy changer valeur yi fi maam bàyyi woon donc ñu teg ko ci nag àndu nawle muy képp koo fi gis fii mu nekk dafa jël ndombu maamam ñu delloo ko mu ràngoo ko fas yéene doxal la maamam doon doxal moo tax bi ñu ko gëstoo ba natt ko yàlla dogal El Hadji Malick Ngom nekk président bi ndax lébu amul buur waaye nag boo ko bëggee méngaleeg doxalu jamono foog ñu ne caq boo gis day am digg bi ñu ko seetee ci zaahir ak baatin yàlla dogal maam yi borom dugub yeeg suuf dugub yeeg ndox meeg jinn yëpp moom la ñu tegtal ne moo war a jiite kuréel gi ñu jiital ko ànd ak moom fas yéene liggéeyal askan bi lépp loo xamante ne bii dina indi njariñu njaboot. kon suñu daje bi pour may wax ci kuréel gi du weesu leeral tegtal yi nga xamante ne bii moom la ñu teg ak programme yi ñu teg pour jàppale njaboot gi pour que wax dëgg yàlla seen ëllëg gën a neex gën a am sécurité te gën a am jàmm loolu mooy li tax conseil des notables bu jóg. gannaaw njàngat bu yaatu yoo xam ni bu xóot ci wàllu li nga wax ci wàllu culturel bi ci wàllu aada bi faw nu laaj la ñaareel laaj mooy diggante le spirituel ak le temporel la communauté lébu ban rôle lay joué ci anam boobu pour jàmm am ci Sénégal ndax dina xam lébu yi en tant que njaati yow yaa booti njaboot yëpp te dina am kàddu bu rëy aussi réew mi aussi saa bu nekk dina waxtaan ci ñoom ci lu wàllu lu avancé réew mi lu avancé koom-koom bi avancé dëkkandoo yi lan la mooy sa xalaat yow en tant que conseil des chargé de la presse de la communication de la communauté lébu.
ok communauté lébu yàlla dafa def ci aada ak cosaan seen wàll nekk woon fexe ba moom seen bopp maanaam dañuy tënku ci genn nguur walla benn autorité boo xamante ni bii day am sañ-sañu di leen def loolu li mu bëgg. communauté lébu balaa Sénégal di am indépendance am moom am na indépendance am parce que mosuñoo nangu kenn noot leen walla kenn jiite leen waaye particularité bi ci amoon te am solo mooy ñoom de dañoo ubbeeku woon ubbeeku bu toy nii foo mënti jóge ci àdduna ñu dalal la teral la teeru la jàppale la ba sa nekkin neex ba looloo indi turu ndakaaru boo ko déggee mu ngi tekki dëkk raw maanaam ku fa ñëw ba dëkk fa rek raw ndax lébu li mu baaxoo mooy bu la dalalee ñetti fan boo ko xësee def yow pour moom lébu la jàpp kon muy xeet boo xam ne dafa mus a ubbeeku dafa mus a jàpp pour que Sénégal jëm kanam et d'ailleurs loolu moo tax ñuy wax teraanga Sénégal sax parce que képp bu ñu gis rek war nañ la teral la toppatoo la et d'ailleurs lu ko gën a leeral te gën ko firndeel mooy suñu maam yi ginnaaw bi ñu amee seeni ndomb am seen indépendance ba yàlla dogal Sénégal am indépendance am bëgg installé wu si lañ ne ñaari république mënu fee nekk comme ñaari république mënu fee nekk kon fokk ñu waxtaane nan la ñuy nekkee ensemble si la borom ndombu tànk yëpp daje ne kon dañuy fal kenn koo xam ne nekk médiateur nekk diggante borom ndombu tànk yi muy maanaam ñun ak gouvernement bi fi nekk ci loolu lañ sukkandiku ba fal ki ñuy wax grand serigne de Dakar pour muy def intermédiation bi entre borom ndomb yi ak nguur. Cela veut dire que ñun yàgg nañ nangu di waxtaan di pencoo di weccante di participer donc gestion participative boobu ñuy wax tey ñun dañ ko yàgg dundal ñun lébu gi ndax dañ fay mus a teg wax ne dañoo war di weccee di jàppalante gouvernement aussi programme bu munti am ñu gunge ko ci ndax gouvernement lii taxawaayam weesuwul fexe ba njaboot gi nekk ci jàmm ak salaam ak yokkute kon te njaboot googu suñu njaboot la moo tax ñun duñu li ñuy wax naan lébu du xuloo buur du contre buur loolu la tekki parce que ñun lépp dañ ko teg ci médiation waxtaan gestion participative ñu indi suñu participation suñu taxawaay wane na ci lañ bokk te kuy defar ñun ngay defaral loolu moo tax suñu taxawaay noonu la féete suñu diggante ak nguur noonu la tëddee et d'ailleurs la preuve bi gën a mujj mooy que bi pandémie bi ñëwee ñun def nañ 12 régions du Sénégal yëpp les 14 régions du Sénégal dem nañ fépp yóbbu nañ ay produits sensibiliser nit ñi ci ñu moytu ak góorgóorlu pour que jàmm dellusi parce que jàmm sa dëkkandoo bu amul jàmm yow amoo jàmm moo tax ñu dox si wax si dépenser si xaalis bu bëri parce que def tournée nationale Sénégal defe naa Macky Sall sax bu koy def da koy waaj kon ñun bu ñu ko defee avec une forte délégation dem seeti ñu ngi waxati ñëpp ñi nga xam ne am nañ base culturelle wala culturelle ñu dem waxtaan ak ñoom sensibiliser leen waxtaan ak ñoom pour ñu waxtaan ak njaboot gi pour ñu gën a moytu loolu liggéey bu rëy la bu yaatu te buñ koy def njaboot gi moo tax ñu koy defee waaye accompagner gouvernement itam moo tax ñu def et parmi ces actes am na yeneen yoo xam ne mën nañ ko citer lu mel ni góorgóorlu nañ ba ren lu tolloog 200 élèves utal nañ leen ay bourses d'études pour ñu dem jàngi lu tolloog ay 80 personnes fexe nañ pour ñu am yoon pour am permis de conduire pour mën yëngatu waaye 500 et quelques groupements féminins rassemblé nañ leen encadré leen utal leen ay teg leen ci yoon pour ñu am formaliser seen organisation yooyu pour ñu gunge leen jàppale leen ci programme yi nga xam ne gouvernement teg na ko pour ñu mën see jariñ donc ay activité la yoo xam ne boo ko seetee da ngay wax ne da ngay accompagner programme gouvernemental mais aussi da ngay aar sa njaboot parce que li gën a wér te wér mooy sa njaboot bu ñu amul autonomie financière amuñu luñ koy waxati xëy amuñu liggéey amuñu xam-xam dafa mel ni kon mun nañoo bokk ci bàyyi ma yi nga xam ne dañ leen di def loo wala ñu di leen wax loo lu leen neex ak lu leen naqari moo tax ñu ne au premier chef li ñuy jël mooy fexe ba encadré leen ba ñu moom seen bopp am xam-xam am koom
ba nga xamante ni bii lépp loo xam ne décision bu ñuy jël dañ koy jël ci xel mu dal ak tey ba nga xam ne ce serait la bonne décision loolu aussi ñu ngi koy def donc suñ diggantee nguur daal noonu la tëddee. ñu ne on est là pour participer on est là pour encadrer on est là pour encadrer mais aussi c'est un cadre boo xam ne bi d'alerte lépp lu ñu gis loo xam ne jàpp nañ ne jaarul yoon ñun dinañ wax ak njaboot gi waaye dinañ wax ak gouvernement bi aussi doxalin yi gën a rafet àndin bi gën a rafet itam. waaw xam naa ne question boobu sax dama ko waajaloon mooy xëy njaboot yi. tontu nga ci relation diggante Lebu yi ak nguur gi. léegi Vision Africaine TV ci programme am na benn rubrique yoo xam ni danga ko tuddee aada ak cosaan Lebu. ndax dañu gis yoo xam ni xeet bu nekk la kalaama bu nekk ci Sénégal il faut mu am ci kàddu il faut mu fësal aada yi parce que aada yi mooy sauvegarde valeur. ci Sénégal ak ci xeet yi ci jàmm cohésion sociale bi yéen en tant que aujourd'hui yàlla baaxal na ñëw ci yéen te ngeen am foofu rubrique aada ak cosaan Lebu la ngeen xaar ci collaboration boobu. ñun suñu aada ak cosaan dafa di aada ak cosaan boo xam ne boo wëree àdduna yëpp pratiquement da ngay wax ne ku ci rafet aada rek. ñun ci lañ bokk parce que li ëpp solo ci doomu aadama mooy nga dëggu am fulla am jom nangu liggéey te loolu suñu aada suñu cosaan moo ñu ko may beneen bi mooy valeur culturelle yi fi am parce que ku ne xam na ne àdduna mu ngi doxee ci kaw xeet yépp ngi fi nekk ñi ñuy gis ak ñi ñu dul gis te yaa une relation spirituelle boo xam ne am na ci diggante nit ak jinne yàlla malaaka keneen ak keneen ak rab yi sax rabu àll yi donc loolu ces valeurs là yi nga xam ne moo doon faciliter le vivre ensemble yi nga xam ne moo fi nekkoon ñun dañ ko préserver pour jox àq ak yelleef environnement jox àq ak yelleef li yàlla sàkk lépp ba tax na jëflante ak weccanteeg ñoom dañ ko boole ci suñu yëf de sorte que dañuy sóoraale lu bëri dañuy mën a génn ci lu bëri parce que dañoo respecté li nga xamante ni moom la yàlla sàkk te mu nekk beneen bi mooy aada ak cosaanu Lebu dafa di lu am solo parce que li ñu wax te mu base bi mooy rakk topp mag doom topp baay donc respect boobu nga xam ne moom la ñuy joxante suñu biir def na ba solidarité bi dafay gën a yaatu ku nekk di nga xam lii sa cër nga jël ko waaye di nga xam li nga war a joxe nga joxe ko te loolu cohésion sociale la boo xamante ne bi fu mu mënti am rek lépp mun naa jaar si yoon parce que nit ñi duñu werante duñu xuloo duñu xeex mais dinañ jàppalante ci xel ak xalaat bu lépp lu ñu song daal loolu mooy li gën a am solo ci wàllu Lebu parce que Lebu foo ko fekk boo ñëwoon tooñ benn Lebu tey au lieu mu ne la dama lay dana laan dañu laa maanaam ñëpp jóg taxaw ñu saafara lool waaye kenn du def bàyyi morom cette solidarité et cohésion sociale boobu ñu fi instauré bokk na ci liy gën a dëgëral suñuy valeur ba tey kuñ fi tooñoon jël sa alal waa lu mu mën ci doon bu kenn rek mooy jóg mais Lebu bi yëpp mooy jóg jàppale la ba loolu saafara donc ay valeur la yoo xam ne daal am na solo te ñu ngi koy doxee léegi nag li nga xam ne moo nekk dans l'avenir te ñu war koo fonk mooy àdduna bu nekk dafay soppeeku waaye li mag ñi waxoon ñu ne nuru sa pap nuru jamono bu gën ñun dañ ne dinañ jël suñu xam-xam suñu xalaatu maam ak pap waaye dañ koy jël jumtukaayu jamono yi muy doxee ñu jël ko doxale ko li nga xam ne moom la fi maam bàyyoon moo waral tey ñu am ouverture parce que soo gisee ñun ñuy jóge fii dem ba di seeti ay roi dans la sous-région di waxtaan ak ñoom di def échange loolu bëgg yokkute la ak bëgg ubbi ubbi te bi ci gën a récent mooy bi ñu demoon Côte d'Ivoire parce que Côte d'Ivoire vous savez temps yi rek lañ jeexal seen élection yi yàlla dogal suñu président conseil des notables bi nekk le secrétaire du conseil panafricain des autorités traditionnelles muy koo xam ne waxuma la ñun waaye sous région bi jox nañ ko cër
ba bi Côte d'Ivoire jubee ci seen élection yi ñu am yaakaar ci moom ak kuréel gi mu àndal invité ñu Côte d'Ivoire ñu dem gis roi bi waxtaan ak moom ñu waxtaan ak opposition bi waxtaan ak pouvoir waxtaan ak royauté ya fa nekk pour ñu waxtaan ak njaboot gi ba jàmm delsi fa ba élection yi déroulé wu sans mu am moor yu yokk loolu cër la bu ñu jox lébu gi bu fekkoon yaakaaruñu woon ne suñu xalaat dafa rafet wala suñu taxawaay dafa rafet lu ñu def benn décret mandaté ko moom pour mu nekk facilitateur de la médiation ivoirienne yàlla dogal ñu réussir ko ba président de la république bu Sénégal félicité ñu ba loolu jàll loolu bunt la rek pour wane ne ñun war nañ gën a fonkaat suñu bopp waaw bu ñu demee ba ñuy yaakaar ci yu mel noonu ñu koy réussir c'est par rapport ak lu ñu dox ak lu ñu wax et mieux encore ñu ngi jógee yàggul rek ça fait même pas une semaine Gambie ñu am fa projet d'envergure boo xam ne bii en partenariat la ak benn ONG gambienne ak le gouvernement gambien pour ñu instaurer fa une centrale solaire pour la création d'emplois d'abord formation pour les jeunes ci wàllu agriculture aviculture ainsi de suite parce que projet boobu photovoltaïque la sous serre ça veut dire que activité yëpp mu ngi am ci sous serre sur une superficie de 30 hectares donc du projet bu ndaw bi ci gën a jege tey ñu jëm ci nii mooy dañu am partenariat avec la mairie de Ziguinchor pour def benn festival triangulaire boo xam ne day dajale artistes yi nga xam ne ñu ngi Gambie Guinée Bissau ak Sénégal benn mais les acteurs économiques yi nga xam ne ñu nekk ci gox boobu yëpp ñu dajale leen pour ñu seet lan lañ mën a échanger yan chaîne de valeur lañ mën créer pour que ensemble mu nekk zone tampon boo xamante ne bii dina nekk boom économique boo xam ne da nga koy élargir dans la sous-région loolu yëpp ay initiative bu conseil des notables lébu la parce que dañu jàpp ne foog ñu indi ay initiative yu bees foog ñu fexe ba ndaw yi ñu am fu ñu toog liggéey foog ñu may créer leen cadre boo xam ne dinañ mën a exprimer moom ñoom li si ñoom ñu mettre leen à disposition des moyens de proposer et de faire et d'innover des projets yoo xamante ne durables pour que cette jeunesse là dutuñu soxla dem fenn waaye nañ mën a toog si sous-région bi jàppalante liggéey pour ñu jëmale askan bi kanam donc lii mooy li nga xam ne moom la conseil des notables taxawee ñu ñaan yàlla aussi képp ku ci mën jàpp nga xam ne ci nga bokk parce que ñun bàyyi ñu kenn dañ ne lébu ñetti fan la may nga nekk ak moom mu def la lépp lu mu yéene boppam yéene la ko fu mu jëmale boppam jëmale la fa lépp loo xalaat itam ku la naroon na noor tey dina taxaw sa wet jàpp la loolu mooy lébu te ñu jàpp ne loolu mooy àdduna parce que àdduna li fi ëpp solo mooy doomu aadama moo am solo waa fii nga jóge boo jógee fu mu mënti doon te mënoo jëriñ sa nawle daanaka sa dund amul njëriñ donc ñun gisuñu loolu liñ gis mooy daal na ñëpp nekk jàmm am jàmm ak salaam àdduna jàmm am fi ak yokkute ak wér donc lii mooy li tax conseil des notables jóg lii mooy suñu programme xëccëw ñoo kenn leen parce que li ñu yor suñu ndoom bi maam la kenn duñu ko jox kenn duñu mënuñu koo xañ dañ koy deewaale donc autonomie boobu ñu am xam suñu bopp xam li ñu war moo tax ñu tooge ni ñu tooge ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf téléspectateur Vision Africaine TV am mbégte loolu am sunu gan ndey réew Abdoulaye Sylla xam naa ne tey dina fugg porte yoo xam lu war fugg tey lu war am moo gën neex parce que wax na ci waxtaan junj na lu bari tey yooyu dañ koy bàyyi ba beneen yoon dellusiwaat ci xam-xam aada ak cosaan lébu ci affaire jinni yi ci affaire stabilité bi donc affaire bu rëy la yaakaar na bon balaa mu tëj dama ko bëggoon poser question parce que wax na ci Gambien yi ak anglais ñu dëkk mais comme Gambie ak Sénégal benn bopp la yaakaar na soo waxee wala fekk gën na ci doy even if you want to translate small sentences in English you greet our people Gambia. Okay, I say hi to the Gambian people and thanks for them for their hospitality and
the opening to get ready and to make a project with Senegalese people, because as I told you before, they an NGO called KTO Council Trust. We work together in a project of photovoltaic in agriculture and poultry. And it is a great opportunity for the Gambian people, because they're having problem to progress in the industrial side, because they have electricity less. They don't have enough electricity to make their company working, and we try to help together to provide enough electricity for them to grow industry and to make people like Gambians and Senegalese to get like PPP, transfer of technology, and they're gonna help like to have more objects and more project growing. That's why we work together in that project. And we thanks also the government, Gambian government, for their opening. And we just come back from a meeting with the Minister of Energy, with his secretary, General Secretary, and he's ready to help us to make this project happen. And we thank you also for coming. And we opening, we ready to integrate even our community, like youth and ladies. A'uuzu billahi mina shaytaani rajim. Bismillahi rahmaani rahim. Gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi am kontaan te tey di jàkkaarloo ak yéen ndax fi nga dugg moo neex te li nga ma laaj dama ci sawar ndax kuréel gii ñu toog tey muy conseil des notables bu Grand Cap-Vert ñu am suñu njiit muy le président Maodo Ngom Saltigué chargé communication bi di Abdoulaye Sylla muy kuréel goo xam ne nii kuréelu aada ak cosaan la aada ak cosaan nag boo ko bëggee doxal mu dox danga koy méngale ak jamono lii tax nag ma ne danga koy méngale ak jamono moo fi indi jigéen ñi ndax bu jëkkaan dañ daan wax coutume toujours jigéen daal lañ ko say doyee presque mooy nekk ca gannaaw mais tey nag ni jamono di doxe ak ku xool jamono xam ne kenn mënu dem bàyyi jigéen kenn mënu dem bàyyi la jeunesse ñoom nag ñu comprendre loolu que bi ñu taxawalee conseil bi ñu yóotu pàcc bu am doole jox ñu ko man Adja Aïta Dia ñu former présidente des femmes nationales bu Grand Cap bu communauté Lébu ñu di ko doxal nag si liñ koy doxalee mooy ba ñu falee tamit ba pare bàyyi ñu dem dañu taxaw uti ji ay pexe dañu accompagner pexe yi mooy jigéen ku ko bëgg a jàppale foog nga jox ko lu muy yor jigéen ku ko bëgg a jàppale foog nga dugal ko foo xam ne dinay am dara di jàppale borom kër wala mu jàppale njabootam ñu comprendre loolu ooma teg ma jàppale ma pare ne ma fexe jigéen bu ne nga fexe mu man dara sa kaw jigéen ñooñu nag seetuma ca Lébu ba rek génnuma Pël Fuuta ba génnuma Tukulóor ba génnuma Njaago parce que ñoom ñoo ne ku finaan Cap-Vert ñetti fa Lébu nga kon fii noo boot Njaago yi noox séeréer ya bokk ndey noox Pël Fuuta ñu ñëpp bokk ba may woote génnuma kenn ma xool 12 communes yi laa ko jëkk liggéey bi commencé seet femme jàmbaar ya fa ne jigéen ñi jàmbaar yi nga xam ne fajar la ñuy yeewu takk seeni ndigg ma dem oo leen waxaa ñoom ma ne leen dafa am lu ñu taxawal ndax man damay jàpp ne jigéen ñi bëgg nañoo liggéey mais li tax ndekete seen liggéey am rëq-rëq mooy jigéen ñi ay jàmbaar la ñu dañu ay këyit ku amul luñ la judd ku judd te amoo xamukaay amoo kayitu judd kenn du la reconnaître ci kaw loolu ma taxaw ku ñëw ma laaj la ne la sa groupement wala sa GIE ban papier nga am nga ne ma ne dañuy liggéey rek mais amuñu papier ñoom si seeni pexe ñu fexe ma ba boole ma ak ñoo xam ne ni damay gunge jigéen ñi groupement yi fexe naa ba ñoom ñëpp am ay GIE ñi bëgg association ñi bëgg papier individuel te loolu yëpp ñoo ma ko gunge ma gunge ko nag jàmbaari jigéen yi nga xam ne ni ñee ngi ci département bi ñee ngi Cap-Vert ñee ngi Mbour Gambie Guinée Côte d'Ivoire fu nekk teg naa fa sama tànk Ziguinchor di jàppale jigéen ñi te loolu ki ko dooleel ki tax ñu manqué nag mooy le président Maodo ànd ak nag conseil notable bi yëpp nag bu Grand Cap-Vert li tax ñu doole c'est national moo dina ñoom dañu am benn intelligence bi
bi ñu xoolee ni ñun Grand Cap-Vert wër nañ ko ni ñu ko wëree ba mu day mais dafa am doom yu juddu woon ñuy xeex gouvernement lépp ndax dañ la woon ñu bu ñu leen bàyyee seen doole ji après bu ñu leen àntal ñu tas leen si région yi bi ñu leen tasee si région yi moo tax doomu lépp bu ne fekk nañ la sa région ba nga ne ñëw jëmmalaa la taxaw fa suñu CNL bi muy conseil de notable lépp bi ba nu paree suñu doom ba nekk Gambie fekk nañ ko fa doom ya nu am Côte d'Ivoire fekk nañ leen fa te pareegul noonu lañ koy wëri ba l'Afrique de l'Ouest gépp mat fu nekk nu taxaw fa monté fa conseil des notables lépp mooy bu national bi fii nu toll mooy bu Grand Cap-Vert si léegi dana tolloo ba di ko liggéey waaw ma ànd ka nag liggéey bi nag ñoom ba ñu ma falee tamit dama si ànd ay jigéen di jàmbaari kii toog ni da Adja Binta Mbaye liggéey bi li ci ëpp doole moo ko liggéey moom bu wax ji bare du moom waaye bu jëf ji bare moom mi la bépp femme bu ñu fi taxaw monté le groupement wala ñu toppatoo la moo ko liggéey kon moom mi tamit si jàmbaar yi la bokk si jàmbaari kër gi la bokk kër gi daal moom liggéey daal la ko bëgg liggéey génn ñu ndaw ñi jeunes yi utal na leen kuréel boo xam ne nii ñu ngi leen di jàppale pour jeune bu nekk mandat ñu ngi si bi ouverture yi jotee fexe nañ ba mayee nañ 5000 bourses fexe nañ ba maye nañ 200 permis loolu nag ñu ngi koy jàppale xooluñu si lébu xoolu si njaabu xooluñu si kenn bépp problème bu doomu lébu am wala ku mu mën a doon boo ñëwee fekk ñu fii dañ fexe ko bara démb rek moo ci mujj dafa am benn élève bu ñu dàq mais bi ñu ñëwee fi conseil bi ñoo dem toppatoo ko si yooyu la ñu ne góorgóorlu nañ ba mbëkkante police gi mu ngi wàññeeku mbëkkante tribunal bi mu ngi wàññeeku loolu nag mooy seen cër loolu la ñu war a doxe te ñu ngi koy doxe ñoo ngi si nekk mais sunu président bi di saltige Maodo Ngom kenn amul fayal ndax li réeroon moo ko sulliwaat cosaan a ngi fi woon mais kenn ku ne xamoo woon loo doonoon ndax mag ñaa ko doxe woon ba ñu donee demee ba cosaan na réer ku nekk mu def fekk la sa ëtta baay bu sa baay takkoon ndey ji réew ñu xool la diagnostic la lan li ma naan ku xool manto yi dafa nekk sañ sa la juum nga ku mënu taxaw jéey guy ba guy yëngatu xob ya wadda wax la wala ñu taxaw yëngal reen ba reen bi wax loolu ku ko mën a doo sax suñuy manto fii caaxaan amu fi faux visage amu fi fulla moo fi am fayda doxal sunu askan jàppale ku nu yàlla boole fii de li ngeen dox sax bi lee fi am si dëgg rek la ñuy dox ndax jàppale sunu xeet ak sunu askan mais ci kaw jàppale yi nag ba ñu jàpp tamit bàyyi jigéen ndax ñun ñii ku dem banu fi doo yegg fenn dama ne góor gu fi man dara moo xam ne mu mën a doon jigéen a takk ndigam nekk si wetam naa la yaa fi ne te bu dul doo fi ne mais ñoom nag comprendre nañ que ne bu dul ñoom duñ fi ne mais góorgóorlu ñi ba ñoom ña nekk fi nu nekk fi lépp di dox ci kàttanu yàlla. yaa ngi koy déggandoo téléspectateur Vision Africaine TV. góor baax na jigéen baax na. tubaab day faral de réer tout un temps yaa ngi grande dame. wan ngeen ko. te lu nekk ci ciin. su baxee xeeñ su baxee xeeñ. duñu may téléspectateur yi rek coppate leen tuuti ci affaire yoo xam ne aada ak cosaan lébu. mais incha allah Vision Africaine fas ni yéen sax moom ci rubrique am na émission aada ak cosaan lébu. incha allah léegi nag tey da nga ko tuddee introduction. bu beneen yoon lu toppaat ko. benn par benn ndax yéen njaatige ku dëkk ci Sénégal. pour ñu commencé sax xataleen tuuti ngeen def benn armée yoo xam ne ku dem fekk leen foofu. donc Teranga Sénégal su baaxee ci yéen la commencé. seen ngeen jëf dina am ci contentement beneen yoon aussi dina waxtaanoo lu ngeen bugg rek waaw xam nga boo ne Vision Africaine nga ne danga say dugal aada ak cosaan loolu dëgg daa ko loolu mën naa ni aada ak cosaan nag lépp loo ci ut boo fi ñëwee fii waa Vision Africaine àdduna ne seetaan ba doy ndax lépp a ngi fi yàlla na yàlla def jàmm sutura